ci ndimbal ci secteur yi nga xamante ne moom moo fi nekk yëpp làmb ñoom ñooy ci sport ñooy ñi nga xam ñoo njëkk a jug te dañuy jël ndimbal yóbbu ko jox ko suñu ministre des sports ànd ak moom yóbbu ko ministère de la santé loolu musul am làmb ñoo ko njëkk a def tey jii buñ demee ba secteur boobu impacté ñii nii génn wax ñi nekk ci kanam ak ñi nekk ci ginnaaw ñi nekk seen ginnaaw ñoom ñëpp ku ci nekk mën ngaa dundal sa njaboot ku ci nekk am nga loolu dundalee sa njaboot mais ñoom xalaatuñ seen bopp seen rakk yi nekk seen ginnaaw la ñuy xalaat ñoom xalaatuñ seen bopp seen doom yi nga xamante ne nii ñu ngi seen ginnaaw bëgg làmb def ko métier te tey jii amuñu li nga xamante ne nii mooy seen métier mënuñu ko pratiquer ñoom loolu la ñuy gaas muy geste boo xamante ne geste bu noble la. liggéey bi nag li tax mu doon liggéey boo xamante ne bu organisé la seetlu nañu staff bii fi nekk muy staff bu bees bi nga xamante ne moom mooy association des lutteurs association nationale des lutteurs du Sénégal bi ñu ñëwee ak léegi li ñu njëkk a def rek man tamit convaincre ma ne carte bi ñu créé ko officialiser association bi mais aussi fexe képp kuy mbër nga yëg sa bopp ci association bi ci ay cotisation ci ay mbir yoo xamante ne ñoom ñu ngi koy entreprendre loolu doon na ay mbir yoo xam bëgg naa yéen ngeen tàcc seen bopp ci liggéey bu am solo bi ñu def ci làmb nit bu nekkee ci mbir bu yokkul dafa wàññi te bi ngeen ñëwee ak léegi yéen a ngi ci luy yokku làmb kon li ngeen di xeex lu noble la te képp kuy sénégalais moo xam muy porteur de voix moo xam muy bu mu mën a doon mi ngi ànd ak yéen ci xeex bi dina ko xamal ni incha allah dinañ ci am ndam président de la république nit ñaa ngi wax ni dañ koy interpellé président buñ ko interpellé. Moi je suis président. Tapha Tine fait partie des vice-présidents. L'an 2000, Fallou Ndiaye, vice-président. Eumeu Sène, vice-président. Lac de Guiers numéro 2, vice-président. Boy Niang, vice-président. Ama Baldé, vice-président. Mais dafa am lu ci gën a cas particulier mooy dañu am ñaari vice-président yoo xam ni que muy Balla Gaye ak Modou Lo ñoom dañ leen jël def leen les vice-présidents chargés de recherche de fonds nga xam ni lépp loo xam ne association bi soxla na ko ñoom bu ñu leen contacté dañ ci gën a taxaw bu baax a baax. Le secrétaire général nekk Fragier adjoint nekk Tigo xaritu yaay porte-parole association bi di B52 le Bour Bombardier chargé des relations à l'extérieur. Le trésorier c'est l'ES2 adjoint Naaru Sogas coordonnateur association bi Picc Ramal Serigne Mbacké ñëpp xam nañu commissaire au compte yi Fifty Cent la ak sapeur commission d'organisation dirigée par Lassana Cissé et continent la Aline Sey numéro 2 Ousmane Koma Medoune Khoule ak B52 junior ñii ñoo composé bureau association nationale des lutteurs du Sénégal donc ñun nekkuñu dans l'informel c'est que dafa fekk ci lépp lu nekk rek ak heure te foog ñuy concentré wu fi ñu biir di xàcceendoo di dóorandoo parce que daa am lu ñu bàkkee nag bëri ànduñu mais lii rek dina firndeel ñu bëri Sénégal yëpp benn la loolu dama bëggoon préciser waxtaan nañ nag suñu mbir am na ay points yoo xam ni président bi dina ko développé le porte-parole ak Balla Gaye le vice-président parce que ñëpp xam nañ ni reconnaître nañu que ni pandémie bi mi ngi Sénégal mesures barrières yi respecté nañ ko li ñu ministère de la santé wax def nañ ko décision yi ministère de l'intérieur wax def nañ ko depuis daaw beneen point bi impact pandémie de la lutte en général et des lutteurs en particulier danañ ci wax. beneen point mooy la discrimination et la stigmatisation des lutteurs par rapport aux autres secteurs d'activité tels que la musique et les arts dinañ ci wax. lutte nag ñu xamal gars yi que ni sport la loisir la art la dañuy culture art culture la art culture la boobu nga xam dina am 3 ministères yoo xam ni da leen concerné mooy le ministère des sports le ministère de la jeunesse et le ministère de la culture. Et le ministère de l'éducation. Et le ministère du tourisme. Merci. L'éducation. 6e point bi. ñu ne dañuy wax ci le respect de l'équité dans la prise en charge de la pandémie respect de l'égalité entre les citoyens impactés beneen point mooy dinañ wax ci conséquences pandémie ci bëri parce que immigration régulière bi mi ngi fii mais aussi immigration clandestine bi ngi fi te notre porte-parole monsieur Bombardier mën na cee am parce que moom am na ay leaders yoo xam ne au niveau de Mbour def nañ ci ba yàlla moom donc moom mën na ci wax bu baax a baax a baax. beneen point bi nag mooy qu'est-ce qu'on attend de l'État pour mu dimbali bëri wax ak bëri à défaut de l'ouverture de l'arène nationale ñu xool ban prise en charge lay jël pour les leaders et les acteurs de la lutte loolu daal la ñu wax dañu commencé.
gars yi ñu dégloo si ginnaaw tuuti waay ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu àdduna bi yëpp monde entier parce que à travers tey télévision yi ak sur internet yi monde bi yëpp dañuy suivre ñenn ñi sax en direct la koy suivre kon ñu ngi nuyu ñëpp diaspora bi ñëpp ñu ngi leen di ziar fi ma njëkkee nag mooy sant yàlla bu baax sant yàlla ñetti yoon li tax loolu am tey mooy tey lii li Malick Thiandoum wax léegi mooy crème làmb mooy crème sport Sénégal defe naa dajale leen tey yombuloon waaye nag yaakaar naa ni léegi mentalité yi ak esprit yi léegi mu ngi changé bu baax a baax a baax parce que bu njëkk dafa am fu ñu bàkkee woon mbëri ay ennemis lañ mbëri du ñu jegante mbëri du ñu xalaat mbëri du ñu waxtaan donc loolu jeex na tey mooy mentalité yi changé na tey nag damay wax si association bi association des lutteurs nationaux du Sénégal sunu président tey nekk nii sama wet di Gris Bordeaux ñu ngi koy nuyu di ko jox wàccuwaayam di nuyu Balla Gaye di nuyu vice président bi muy Balla Gaye di nuyu le secrétaire général Fragier président d'honneur Khadim Gadiaga di nuyu Baye Mandione di nuyu Boy Niang di nuyu ñu si ginnaaw ñëpp nag xam nga tey soo limee dina gudd mais comme dañ nekk si point de presse dañu tënk rek mais ñi si ginnaaw ñëpp ñu ngi leen di nuyu fii ñu teg nag du question dañ fa ëpp xam-xam ou dañ fee ëpp am jàng mais yàlla mooy def rek que il faut tey bu association amee muy mbooloo il faut rek am ñu ne ñii la ñu jiital pour ñu wax mais champion yi si ginnaaw yëpp ñu ngi leen di nuyu di ñëw nag si benn point bu ndaw rek Malick Thiandoum wax na ko léegi c'est très important muy Boy Niang ma ne toog tey dafa def semaine passée benn lu xaw a mel ni point de presse ñu bëri nag dañ koy interpréter nu nekk que mooy mbëri ñii def nañ ci ñi def ne non loolu amu si Boy Niang si ñun la bokk si association bi la bokk kenn ku nekk tey am nga sa gox ba nga dëkk nga sensibiliser nit ñi wax leen nii leen làmb tey fii la toll Boy Niang si contexte boobu la ko jëlee kon c'est à saluer ñu ngi ko si remercier bu baax fi may ñëw nag mooy di gërëm presse aussi parce que on est ensemble mënuñu dem sans yéen comme ni ma koy waxee rek da ngeen ñuy soxla dañ leen di soxla bi ñu wootee yéen ñëpp ñëw ngeen donc ñu ñëw nag directement si li ñu fi dajale mooy comme dañuy tënk rek mooy ku nekk xam na ni pandémie bi am na accepté nañ ko coronavirus mu ngi si dëkk bi nangu nañ ko mais ñun ay citoyen lañu tey li ñuy wax nii tey suñu devoir la suñu doléance la aussi mooy tey secteur yëpp ñu ngi bougé ñu ngi def seen activité ba mu des làmb donc tey nag li ñu dajale fii tey base bi dëgg doo mooy qu'est-ce qu'on va faire pour démarrer saison de la lutte sénégalaise mooy première ambition bi moo ñu dajale fii tey beneen point bi mooy tey pandémie bi gis nga ku bëgg a gis gor ku bëgg a gis noble dëgg jàppal ba parce que xam nga ñun ñi ngay gis nii dañuy demee suñu ngor demee suñu sac demee suñu sutura tey bi pandémie bi amee mënoon nañoo toog 2-3 mois la ñu commencé naan nañ ñu dimbale nañ ñu jàppale nañ ñu sarax mais ban nga dégg gu mu ne nañ ñu dimbale amul li ñu soxla xam nga mooy lan am na xale yu topp suñu ginnaaw mais li suñu devoir la nañ ñu ubbi ñu liggéey waxuñu nañ ñu may waxuñu nañ tey devoir la aussi ñu demandé ñun li ñu moom si état bi parce que tey état bi ñu dañuy fay impôt man damay fay impôt dama créer emploi dama am entreprise donc kon tey damay def si état bi tamit lan la war a def si ñun kon nag pour ma bañ a guddal samay yeneen partenaires ñu ngi fi ku nekk am na lu mu war a wax tey boo gisee xale yu bëri tey di mbëkk di jël gaal yi mooy dañu manqué espoir seen dëkk te nag xale bu ndaw sax boo ko dàqoon tey muy reculer ba sës si miir bi day riposter tey boo nee xale yi nañ toog si dëkk bi il faut nga jox leen banc bu ñu toogee état nañ gën a créer ay emploi parce que fii li gën a métti nag mooy tey nga jàng ba mu si yenn diplôme yi def demande fu nekk donc ñu rejeté la da nga naan man sama jàng la ma jëriñ voilà da nga naan man sama jàng la ma jëriñ dootu amati espoir sa dëkk état ñu ngay lancer un appel na nga gën a créer emploi na nga gën a créer emploi te
ñu essayé nag une solution naka la ñuy def pour ubbi ñu suñu làmb ji ñuy liggéey. asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax a baax di gën a santal yàlla aussi tamit ci dajale bi nga xamante ne dajale nañ ko fi mais monde làmb tey suñu président bi Gris Bordeaux mu jiital ko daanaka buñ nuyoo Gris Bordeaux rek ñuy nuyu mbër yëpp waaye nag li ma ci njëkk a wax mooy ñu ngi sant ñi nga xamante ne ñoo waral lii tey muy bi ci mel ni Iliman Lam ak Aziz Ala Ndiaye ginnaaw yàlla ak lii yëpp nu mu neexee nag ak nu mu mel ak nu mu taaroo ñoom ñoo jàpp parce que ci liggéey bi boobu lamb la ñuy dëgg mais aussi tamit di sant suñu papa yi nga xamante ne ñoo tax ñu bëgg lamb ndax lamb fi mu jógee moo sori ancien boolari ku ci mel ni suñu papa Mbaye Guèye Robert ay Falang ay Dogoles ay Boy Bambara ñoo xeex lii ba tey ñun ñu war a ñoo xeex kon ñun bu ñu xeexul rek dañooy góor ndax mbër moo gore mbër mooy jàmbaar mbër kenn mënu ko parce que ñun dañuy sindi ko di jaayante di dem ci jëmm di dem ci montagne yi di dem ci musculation yi di dóorante ay kurbañ soxlawuñu alal jàmm suñu doole lañ bëgg moom lañu sàmm ba saa su ne rek yooyu am léegi nag yàlla dogal na coronavirus bi yàgg na lool parce que tey xamuñu kañ la fay jógee te li ñuy wax monsieur le président de la république de Macky Sall mën naa wax ma wàcc si terrain bi xam lu xew ci réew mi ndax am na solo ndax buñ la jiitalee am na lu bëri mënoo koo xam mais boo wàccee ci terrain bi di nga xam lépp di nga gisal lépp réew mi fu mu toll ndaw yi sonn nañu jeunes yi sonn nañu bien vrai que nag yàlla suturaal nañu ñafe nañ ci laay ba àgg fu ñu raag topp ñu ginnaaw bëgg ñu yaakaar ñu te bu ñu bëggee làmb aussi tamit ñoom ñoo tax ñoo tax kon nag rafet na mesure barrière yi mën nañ ko respecté dañ ko mos a respecté boobu ba léegi ñu ngi ciy waxtaan di ci def suñu képp laay kattan kon nag loolu rek mbër te mënu ko fay ndax tey boo bëggee bu woote woon pour day fas yàlla Gris Bordeaux noonu Balla Gaye noonu kon nag li ñuy ñaan monsieur le président de la République du Sénégal mu di jëm ñu suñu stade ñu bëri tàllal ñu suñu loxo kenn pour ñu ñaan parce que soo ñu am rek suñu bopp luñ ko liggéeyal parce que loolu la ñuy ñeme nañ ko mais xale yi bu jar a sóoraale la jeunesse bu jar a sóoraale la parce que ëllëg njëriñu réew mi ñu ngi ci ñoom làmb nag mu nekk facteur développement boo xamante ne sa waay président li laa la wax ci jarul muy bëri jarul muy gudd làmb soxla nañu mu ubbi ñu nekk suñu activité daal di liggéey parce que moom lañu am moom lañu yaakaar képp ku fi mës a jaar mu nga nekk ci état dafa respecté làmb jox cër làmb neex amoon am fu mu toll mais léegi làmb moo ngi am tànk dellu ginnaaw te loolu du monsieur le président xippal say bët bu baax te xam ne làmb am nañ ci yow yaakaar te yaakaar boobu bëgg nañ ko tas si yow dañoo bëgg boo fa jógee ñu ne monsieur le président de la République de Macky Sall defal na làmb yoo xamante ne kenn mësu ko defal dëgg la esat am na mais aussi tamit boo ñu ibbilee esat bàyyi ñu noonu day metti monsieur le président kon gars yi mën na jox ko ñu féliciter le président Gris Bordeaux ak ténor yi nga xam ne ñi ngi toog tey am nañu mbégte am nañu cant jëm ci yéen seen rakk yi toog ci ginnaaw tey pour wax leen champion lamb jëpp ak képp koo xam ne da nga diriger équipe yaa ngi toog nii ci ginnaaw buñ doon lim duñu jeexal ñëpp a ngi fi ñëpp mais président Gris Bordeaux gàcce nga la am bëgg ngeen tàcc bu baax a baax
man du ma ne nit yàllaa ngi lay nuyu te gisuma ko nit la koo xam ni ku ëmbul la comme niñ ko waxee woon bis yàlla def na am na tolof mag Balla Gaye mii dem fa ñuy waxtaan ñuy wax loolu nit ku am ouverture d'esprit la ku mën a déglu la ku mën a ñafe pour ñu mu àndal la mais di féliciter l'ancien bureau qui était là Balla Diouf mi ngi nii toog secrétaire général ngeen tàcc ko bu baax ndax lii ngeen lijjanti ba di ko def moom place am la doon joxe ñu fay réunion donc Balla merci beaucoup encore une fois man nag le B52 suñu mag aussi depuis l'association avant ñun ñuy ñëw sax mi ngi ci suñu mag la suñu frère la te sa taxawaay aussi dañu bëgg ngeen tàcc ko bu baax a baax di wax aussi le roi des arènes Modou Lo dama bëgg ngeen xam ni démb vidéo am audio yi ma jox yi mu doon def yëpp mi ngi ci groupe bi mi ngi ànd ak gars yi ak fukki loxo bu Balla Gaye teewee mel na ni teew na démb wax na jox na vidéo am ñu nekk ci groupe bi ñëpp dégg nañ ko joxe na ay audio ñëpp dégg ko donc dama bëgg ngeen xam ni décision bi président bi di jël moom ci la bokk mais man damay xolli góom bi man damay wax ni président ñun yow la ñuy waxal ñun on n'a pas un Youssou Ndour pour aider les jeunes mais on a un Balla Gaye on a un Bombardier on a un Gris Bordeaux on a un autre te aussi on ne commande pas mais si dëkk bi lañ bokk aussi suñu koor ñun rek culture gisuñu dañu waxante dëgg gisuñu ñu dajale lu ñu dajale ñun ak suñuy déem ak suñuy Dakar jox ko état bi bu ñu demee ba subventionné ñëpp subventionné dafa mel ni xeebeel dafa am dañ ko waxte de man maag président bi ñoo ànd dañ ko campagne ñun ñu toog fi ñëpp dañ ko campagne ñëpp ko campagne li ñu fournir ci effort ak ci doole ak ci kaddu ak ñëw di prestation artistes yu bari yu ñu jox ay moyens defuñu ko donc président li la Balla Gaye wax dëgg la ñun dañu ànd ak yow mais bëgguñu rus man dama xaw am kersa sama gars yi ma àndal nii donc président gestul nga jàppale milieu lamb jàppale jeunes yi ñun ñooy corps bi ëpp ñu dem ci gaal yi président ñii ay gor lañ ñii dëkkuñu Almadi dëkkuñu Ouest Foire dëkkuñu fenn ci banlieue bi lañ dëkk ñuy fëgg seen kër di leen yeeg seen néeg monsieur le président de la république bu ñu au conseil HCCT foofu dem yaa ngi fekk nawetaan yaa ngi fekk footballeur yaa ngi fekk basketteur mais chaque fois dañuy léser président xeexuñu xulowuñu mais nag adressé nañ la interpellé nañ la yow yaay suñu président te dañu bëgg nga dimbali làmb ubbi làmb subventionné xale yi jàppale leen projet yi nga taxawal yëpp nga jàppale leen ñu ànd am dara parce que booy itam bëgg nañ am dara allahumma salli ala sayyidina Africa 7 bu doon bàjjal envoyé na message woo ma wala nga envoyé message c'est le président qui parle là tout le monde silence. asalaamaaleykum. ñu ngi leen di kontaane. déglu leen président des propositions. ñu ngi leen di kontaane di wax baatu a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim laa hawla wa laa quwwata illa billahi al-aliyyil aziim maa shaa Allah laa hawla wa laa quwwata illa billahi al-aliyyil aziim ñu ngi leen di sant di leen gërëm di rafetlu teewaayu le monde de la lutte particulièrement la presse ñu ngi leen di sant di leen gërëm toute la presse sénégalaise di am contentement seen teewaay bi rawatina nag association nationale des lutteurs du Sénégal di nuyu nag képp koo xam nga jaar na fi rek muy président commencé ko ci Moustapha Guèye Boy Kayre ba ci Khadim Gadiaga ba ci Khadim Gadiaga bi nga xam ne tey moo ma jox témoin di nekk nit koo xam ne nit ku engagé boo xam ne mbir mi yàqu ci dara bi mu nekkee devant la scène dañ na ay coono am na fu dugg association bi
association nag continuité la bi mu nee ma dama bëgg a continuer suma liggéey ci politique mënuma ko boole ak nekk président association nationale des lutteurs du Sénégal bay naa ci suma waar kon boobu il faut que yow laa gis yaakaar ko pour nga yéegali liggéey ma accepté ko nag parce que tamit quoi qu'on dise rek tey man balaa may dégg pour président des lutteurs je me suis toujours engagé nekk toujours jël mbir mi def ko sama mbiru bopp parce que tamit dama na mbër ba pare nag nga ne sport ak bagage yi am ñoo xam ne loolu mën a intéressé làmb éducation yooyu nag bu tënkoo ci làmb tey ñu jékki-jékki sentir ya amoon ak léegi am différence tey bien avant que corona di dugg ci dëkk bi làmb am na ay jafe-jafe te jafe-jafe boobu nag am na ci loo xam ne dañ koy reprocher suñu bopp mais am na ñoo xam ne dañ koy reprocher ñi jiite ni ñu koy reprocher suñu bopp mooy parfois da ngay jëkk nit micro muy lex-lexal war a wax dëgg parce que dëgg ku lool xaq wala waxaana mu ran dëgg yàlla moo ko moom nga dégg mbër nga jox ko micro làmb ak jafe-jafe yu mu am dégg ko micro muy lex-lexal di wër ndomb ak di wii rek di xam nga parce que am na xaritu ministre rek wala xaritu parti c'est quoi ce problème ñun li ñuy dundee suñ sutura bi képp ku la mënul yoral sa kër mënulaa yor ba ma ji dafa wax léegi ni mbër c'est un noble noble mbër mënu ko xam tant que ñëwoo dëkk ak moom wala nga jege ko suñu xaalis dafa lew parce que suñu xaalis balaa ñëw dundal suñu njaboot di fayal suñu école doom il faut suñu benn bëñ dañ wala suñu ngam tourné loolu il faut nga nekk noble dëgg suñu xaalis dafa lew moo tax incha allah bépp doomu mbër day réussir parce que suñu xaalis pour nga am ko dem nee naa la da ngay xëy suba bëre ba pare xëy suba di sëlmu sa madame di la di capp morso di la fompal ndax sa loxo du mën a laal doo mën a sàqami xaalis boobu lan moo ko gën a lew kon ça veut dire que tey ñu on est des nobles ñu les lutteurs amuñu ay compte Singapour ñun xaalis bi nga xam ne dañ koy jëlee ci làmb bu nekkoon ci ñun rek la yem immeuble boo compté ci Sénégal deuxième ba immeuble mbër lay doon parce que xaalis bi ñuy gagné ci làmb dañ koy partagé ak suñu ay mbokk population sénégalaise mbër moo gën a accessible ci star Sénégal mbër dama ne moo gën a accessible parce que on est trop proche ak suñu dëkkandoo yi buntu mbër dañu jege suñu population tey bu ñu ubbee tey buntu kër mbër boo fëgg ñu ubbil kon boog am na loo xam ne tey li ñu ñëwee fii tey di ko fi yaatal tey parce que on a un problème yi lan la mooy la pandémie le coronavirus dafa dugg ci àddina bi nasaxal trafic yi nasaxal liggéeyu àddina bi yëpp ñun nag accepté nañ ko en tant que ay citoyen gars yi ñu dégloo waay s'il te plaît ñu dégloo waay gars yi ñu dégloo waay accepté nañ ko en tant que ay démb la ubbi artistes yi am na ñuy def huis clos bërki démb am na ku ma woon na ma di am na ay artistes yu yëngal ci ay salle championnat Sénégal day ubbi bientôt le 2 waaw léegi ñun basket le 2 waaw kon ñun fu ñu nar a jëm ñun avant waxu ubbi li nga xam ne dañ ko amee ci coronavirus bi non dañuy réclamer état discrimination boobu ñun ci dëkk bi lañ bokk loolu ça n'a rien à voir ak làmb bu ubbi ak làmb bu ubbiwul loolu bokkul différent dafa am dafa dañ ne ñun làmb ji dañ ko tëj làmb ji ñun am nañ ay proposition parce que yàlla daf ñu may ñuy toog di conserver suñu biir mais làmb bu nekkee stade bu am 60 000 spectateurs mais dañ ko diminuer dag ko ci digg 60 000 spectateurs dañ jël moitié bi wala tiers système pay-per-view bi am na ça existe ñu dooleel ko làmb dafa état làmb ji état da ko war a subventionné jënd droit télé yi état bu doon jël 5 milliards di ko injecté chaque année ci làmb non du ñu am problème kontaan nañ bu leen fàtte ni avant arène nationale bi avant muy am
ci la làmb gënoon a dox kon arène nationale mënul ñëw nag parce que dafa amul mesure d'accompagnement non amuñu woon état amuñu woon arène nationale làmb di dox amuñu woon arène nationale lamb di dox ba journée yi ay mercredi promoteur di jël les mercredis et les vendredis mais arène nationale mënul am lamb du am parce que benn de un ñu ngi koy joxee promoteur yi dafa jaaduwul. c'est un bijou c'est un cadeau nan lañ ko mënee un promoteur bi nga xam ne tey xamoo nan la def ay coono mais promoteur ñu war a leen ko jox gratis waruñu fay dara waruñu leen jox promoteur bi ñu jël arène nationale bii tey waruñu joxe dara caution ci dara à la base dañu ko xam nga cadeau la kon dans ce cas promoteurs yi war leen allégé yu bari accompagner parce que nag ñu jël arène nationale teg ko rek te amoo ay mesures d'accompagnement mais il y a des sociétés étrangères état bi dafa war a dugal loxoom ci lamb parce que lamb industrie la lamb ñi ciy gagné dafa bëri yéen ñi presse combat Balla Gaye Bombardier bu desee ñaari weer mais non seen affaire day baax non lamb ñi ciy gagné amul macha allah loolu moo am mais tey dama ne la lamb industrie la jaaykatu gerte caaf transport les sérigraphes les gars yi defar t-shirt artistes yi gars yi dañuy génnee single ci combat Bombardier Moustapha Gueye station bi ñu ngi koy jaay démb lañ toog këram ba 3 heures du matin pour concerter wu nan lañ mën a taaral bis di nuyu Picc Ramatu di nuyu nag gars yi fi nekk yëpp mais nag borom bés bii borom place bi muy Iliman Lam parce que nag bu leen fàtte ne am na ay jeunes yu engagé yu nekk ci dëkk bi créer ay emploi di liggéey ci dëkk bi un gars comme Iliman Lam et son ami frère Aziz Ndiaye parce que bi ñu soxlee place bi Balla mii laa concerté wu ak moom mu ne ma Iliman nee na amul problème kon boog Balla ñu ngi lay jaajëfal ci loolu di nuyu Seydina Mandione ce joyeux anniversaire happy birthday to you bés bii nga xam ne tey yow dama yaakaar ñoo maase dama ak ñoom Ndiaye nee naa ma jot yow maase nga waaw man la 14 mars 1980 koy xam naa ay kafol Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sur la demande de la presse, il va y avoir un petit résumé de 2 minutes en français. Presque de femmes mises en français. Il y a également nos amis de RFI et de France 24 minutes.